Bara Ndiaye yaa jiite maison de la presse bokk ci APR parti Macky Sall yaay maire Mewane nekk ci région bu Thiès département bu Tivaouane noonu la. laata ñuy sóobu ci wàllu politique ak seen parti bi nga xam ni di APR mel ne luy waajee yëngu ci wàllu ndonoog ñoom seen dañuy njëkkee xew-xewu jamono ginnaaw journaliste de formation nga. xaw a xëy na bàyyi xel lool wala communication mbiru doomi Mame Mactar Gueye bu Jamra geek kaddu yi ci policier yëkkati indi coow itam werante ci askan wi yow noo ko gisee. jërëjëf Babacar maa ngi lay nuyu di nuyu laaj Ndiogu di nuyu auditeur ak auditrice su RFM yëpp loolu li ma ci mën a wax bariwul ndax xam nga police moom c'est une institution boo xam ne dafa am solo te it wax dëgg yàlla seen liggéey ñëpp koy rafetlu seulement ci question bi man su fekkoon doon ni maa ci waroon a wax dina am nu mu waxee ndax nag wax dëgg fa yàlla am na ci loo xam ni déjà sans savoir lan nga xam ni moom moo xew et sans vouloir être un défenseur de Mame Mactar Gueye parce que déglu naa ko bu baax mais jàpp naa ni cette communication brutale sur la question mënoon na nekk loo xam ni wax dëgg fa yàlla mënoon nañ koo wàññi daal. mais je pense qu'il faut quand même. xale bu jigéen bee ci loru. waaw non foofu laay waxee. parce que xale la dafa am une carrière dafa am ëllëg war a jur ëllëg njaboot je pense que bu ñuy communiquer ci yu mel ni ci contexte bi parce que ku ne xam ne way juram aussi xeex bi nga xam ni moom lay xeex ci question yu bëri nu ne la su ko mën a gisee nag liberté wóor daal mooy man damay encourager Mame Mactar ci combat bi muy combattre. di ñaan na it ëllëg lu mel ni buñ ciy communiquer parce que ce n'est pas quand même le seul problème que gère la police. police li muy gérer ci ay questions te yow doo xam man du ma xam ñu bëri du ñu xam bu ñu ko doon wax tey àdduna tukki. surtout que dañ def ay enquête xëy na enquête pareegul enquête yu bëree bëri même bii nii enquête bi pareegul. voilà moo tax institution yu mel nii je pense que balaa ñuy addu war nañ ko càmbaraat xool ko parce que li muy impliqué parfois mën na bëri torop mais puisque xamuma exactement ndax hiérarchie police. moom moo autorisé ki nga xam ni moom moo wax ak it yan information lañ am ba waxee noonu mais jàpp naa ni li ñi nga xam ne moom lañ wax même bu amoon it am na neneen nuñ ko mën a waxee parce que dañu nekk nag ci réew moo xam si bu weesoo li nga xam ne moom mooy démocratie ba yéni mel kersa ak it sutura daf fi am na xam si lu am solo la. Bara Ndiaye bu ñu jógee ci loolu ci wàllu communication wax ci wàllu journalisme ndax maison de la presse gi nga jiite moom moo dalal agence de presse sénégalaise di bërëbu tasum xibaar boo xam itam ci nguur gi la banqaso te ami jafe-jafe ki werante foofa itam ak directeur ba nga xam ni dafa dàq ñi mu suspendre ñële yow en tant que journaliste itam ci jamono te itam jiite maison de la presse gi nga xam ni fa la APS nekk coowal agence de presse sénégalaise googu itam noo ko gisee. waaw Babacar wax ci APS dina ma xaw a jafe pour une raison très simple dañu nekk ñaari entité yoo xam si bokkuñu. xamees na ko waaye ñaari établissement public. même ministère de tutelle. xañ na li may ñaan li ma gënaloon man mooy puisque APS yi ñëpp suivre ngeen ko ñaari at yi xeex bu metti le employé di xeex pour que ñu dem vers un changement de statut APS jóge ci établissement public à caractère industriel et commercial dem ci société nationale ñu nekk ci processus boobu ak li mu làmboo yëpp ci ay ngëneel ci luy renforcer taxawaayu agence bi gën a ñoŋal liggéeyam donc jamono boobu jàpp naa ni lii kuréel gi gën a soxla mooy ak dal waxtaan ak jubbo donc ci loolu laay ñaan yàlla tàppe xol yi ñu waxtaan du ma ni nag lépp loo xay ni lu ñu war a régler la buñ ko régler mais li ma jàpp daal mooy dal ci la ñuy mën a réussir transition bi dalit ci la APS di gën a mën a remplir ay mission mais puisque xaw ma exactement mbir mi nu mu demee foofu rek laa ci mën a wax parce que bëgguma ci sori. li soxal maison de la presse gi nga jiite ba léegi nii SYNPICS mi ngi wéy di sàkku ñu jox ko xam te ne politique wul tey sax war nañ jëloon tëkk xibaar yi ci ordre du jour bi bokk na ci maanaam maison de la presse la question maison de la presse maanaam du njiitu réew mi war a tànn ki ko jiite journaliste la ñu war a bàyyi ñu tànn ki ko jiite yow xam nga ci loolu coow li ba léegi mi ngi wéy noo gisee loolu. xam nga man nag doomu fàlluma sama bopp foofu kilifa moom wóolu dénk ma.
ñoom nee na loolu mooy problème bi. maa ngi ciy ñëw waruñu ko jox kuy politique kon université wala enseignement supérieur wala yeneen secteurs yi aussi waruñu fa nommer kuy politique wala hôpital wala feneen waruñu fa nommer kuy politique nañ rek nañ ko jox médecin yi waaw bu fekkente ni dañ ni pour jiite université d'accord da nga war a nekk professeur université waaw maison de la presse bi ku ko jiite journaliste la Ndiogou génne ceci fi nga xam ne yow fa nga génne di fa suñu mag Babacar mi nekk suñu mag génne fa donc loolu du débat. attention dama la faa jiitu rek waaye maguma la. non yow yaa ma mag nag yaa ma mag. xam naa doon te bariwul kon li am solo mooy nañu xool yorin bi loolu yaakaar naa moom mu ëpp solo ak it bañ ko yoree ba léegi lu fa lan lañ fa def may rappeler ni pendant ñaari at effectivement ci coow yu mel noonu ci modèle de schéma de gestion bi waxoon nañ ci. ba am ñoo xam si wax dëgg yàlla du mooy woon nañ kër gi benn jamono mais SYNPICS boobu nga wax tey jii bu 10 heures jotee foofu lay defee ndaje bi mu ngi amal ak taskatu xibaar. ak yeneen ak yeneen ñu ngi non coow dafa am loo xam ni nag man dama leen koy nangul parce que SYNPICS c'est un syndicat di défendre une corporation war a mën a am son avis ci yorinu maison de la presse ak ci yorinu sax lépp loo xam ci dafay laal secteur des médias. mais yow en tant que chef waaye liberté li ñu wax tamit dëgg la maanaam taskatu xibaar ku farul fenn ku politigul journal sànnal ko seen bopp loolu moo doon gën. d'abord ku farul fenn amul. gëmmu ko farul fenn am na ñu farul fenn. et puis c'est pas parce que c'est pas parce que aussi da ngay politique am fu ñu la féetale que nécessairement xanaa kon wala da ngeen bëgg ay politiciens professionnels rek nekk fi nit dafay am métier am qualification am ay compétences bu fekkee mu am un engagement militant politique bu ñu ko wóoloo aussi ci benn liggéey bu ñu ko dénkee da koy yor maison de la presse bi ma koy yor bâtiment bu vide la woon de Ndiogou dara amu fa aujourd'hui les organes sont en place aujourd'hui le défi de la fonctionnalité a été relevé le défi de l'équipement Macky Sall moo fi deful fi kenn deful benn président mosu fee def jël bànqaas yu ci mel ni maison de la presse sax lu bees la waaye ay Soleil ay RTS nga jël say militants leen fa nommé directeur général loolu moom ci Macky Sall lu mës a am directeur général buy politique boo ne fang Macky Sall jël leen tàpp ci ay sociétés yu mel ni dama lay corriger foofu Soleil amoon na ay jamono président directeur général lañ doon wax président directeur général boobu da doon siéger bureau Bara Diouf lay wax ci jamono non du moom rek si on refait l'histoire donc encore une fois la politique ce n'est pas un châtiment à mon avis c'est une bénédiction c'est pas parce que da ngay politique que waroo mën a remplir des missions républicaines man sama teewaay ci bopp maison de la presse damay jàpp ni rek dama fa am une mission dans un secteur boo xam si dafa am lu ma ci xam as tuut jàpp ni war naa ko mën a mettre au profit de mon pays loolu laa fay liggéey et ku bëgg xam li ñuy liggéey aussi boo fa ñëwee di nga ko xam maison de la presse léegi ñu bëri mën nañ ko tudd mën nañ koo xam ñu bëri bu ñu xewlee di fa ñëw yéen waa groupe Futurs Médias sax léeg-léeg ngeen ñëw fa seen xew-xew yi ngeen di organiser. dañuy ngeen di fay bien sûr et vous êtes de bons payeurs d'ailleurs je le rappelle mais ça daf lay wan ni la kër gi am na une vie maintenant mi ngi dund. maintenant les considérations nañ ñu ko jox ñu gérer ko bu ñu fa nommé politique wax dëgg fa yàlla dañ leen di nangul droit bi ñu am mais wax dëgg yàlla ñun duñu kii ci yooyu. politique boobu la ñuy sóobu ak ni ñu ko waxee sànq Alliance pour la République parti Macky Sall bi nga xam ne ci la bokk dañoo gis fan yi ay kàddu jib ne ay complot daa commencé am ci parti bi mouvement des étudiants APR génn nañ communiqué dem wax ko ay kilifa yeneen ci mel ni Mame Boye Diao mi ñu dalal ci émission ci dimanche ji ci RFM junj na ko daanaka rajo télé boobu bi léegi am nañu tàmbalee bokk ci yéen dem ne parti bi ay complot mi ngi ci am ci mbiru élection 2024 yeeg yooyu ñooñu ñu mu ñiy complot. Babacar communiqué maire boobu ngay wax liir naa ko sànq déggul naa ko biigit lañ ca wax yëpp engagé na ma te dama koy jël. comme bu fekkoonte ni maa ko bind wala bokk naa ci ñi ko bind. ñi complot ci biir affaire ñi complot Macky Sall ñu mu. maa ngi ñëw dafa am ñoo xam ne danoo li olof naa lamboo deru béy dugg ci biir gétt gi bukki bu lamboo deru béy fanaan ci gétt nag buñ ko teelul a gis boo deful ndànk bu ñu xëyee dañ naa sàmm ak i deram waaye kenn dootu wax sàmm ak i béyam loolu li muy wund mooy am na ñoo xam si effectivement ay kilifa lañ. àllarba bu nekk ñi ngi wër président Macky Sall ci table conseil des ministres ñenn ñi ñu ngi toog ak moom réunion secrétariat exécutif mais tey seen yitte yëpp nekkatul ñun logique de consolidation ak
yi nga xam ne moom la président Macky Sall am ci diirub juróom-ñaari at yi nga xam ne moom lañ ko wóolu jox ko Sénégal te mu def fi lu mucc ayib sànq rek maa ngi lay tooñ maanaam la ci 1960 ba 2012 liñ fi produire ci courant Macky Sall en 7 ans loolu la def ba aujourd'hui ñu ngi wax waxu gigawatt heure kenn waxatul waxu mégawatt Sénégal tey jii fi ñu teg suñu bët mooy naka la ñuy def ba li ñuy duppee accès universel à l'électricité maanaam fu waaye nekk ci Sénégal te war a am courant nga am courant foofu lañ toll tey jamono ji feneen fi ñu toll mooy fexe ba université yi. complot gi ngeen di wax. complot lu mu ñi ngeen di wax ñooy complot ñan la. complot bi d'ailleurs je pense que c'est des gens qui font le malin rek mais mënuñu sori. est-ce que mën ngaa tudd tur est-ce que mën ngaa tudd tur non du ma tudd tur bis bu tudd ko jotee danañ ko tudd te bis bu ñu arrêté wu li daañu ñëwaat fii tudd leen diw la ak diw. ne loolu wax ko léegi nii moo gën. daañu ko wax ngelaw wax daañu ko wax bu wax ko jotee dinañ wax ne carrément non bu wax ko jotee dinañ ko wax mais li am ba des mooy. waaw léegi ñooñu ñu mu Abdoulaye Daouda Diallo la wala Amadou Ba wala Aly Ngouille Ndiaye wala Aminata Touré wala keneen. du ma lim kenn li ma mën a wax mooy. est-ce que li nga xalaat ni moom la Macky Sall xalaat itam. non wóoruma moo tax d'ailleurs on l'interpelle mooy suñu njiit di suñu kilifa te waawam dong nag ci la ñuy wéy keneen ku yaakaar ni mën nga ñoo wax lu ñu def wala nga tegal ñu lu ñu gëm wala nga joxoñ ñu fu ñuy xool da ngay nax sa bopp. li ñuy def gis nañ ko ñu ngi wër di monter mouvement ubbi groupe WhatsApp di dem ci diaspora bi dajale ay nit di wax fii di oui jàppale leen ñu dañuy jàppale président. ngeen bëgg Macky Sall def ci ñooñu lu ngeen bëgg Macky Sall def ci ñooñu dàq leen. non waxuñu dàq parce que président de la république ñun amuñu sañ-sañ wala narsaba naa ko dàqal diw téel diw waaye li ñu mën a xam mooy am nañ suñu bañ parce que nag APR bi ñu koy sos. yéen lu ci bëri fi la leen fekk xam ngeen ci lu bëri na tey ñooñu ñi nga xam ni ñoom ñooy def jëf ju ñaaw jooju te am na ci loo xam si nit bu koy def daanaka mënees ko tudde lu dul warkat est-ce que jëf ju ñaaw war la non parce que c'est normal war la jëf ju ñaaw la dernier mandat la nekk après bu fi jógee dafa war am ñu ko wutu xam nga man taxaw ne bari bëgg naa loolu xam nga dafa am loo xam ni taxaw ni bëgg naa man duma ko tere doomu aadama waaye boo nekkee ci loo xam si président Macky Sall avril la prêté serment date ba ñu ko falaate woon sax di datu présidentielle bu daaw bi ñëw accès gul tey ku ne xam ne ni mu ñëw ni damaa bëgg te sama deuxième mandat bi accès universel laa ci bëgg. deuxième mandat la wala dernier mandat. non maa ngi ñëw. waaw tontul deuxième mandat la wala dernier mandat. je pense que du ma nangu kenn di ma divertir. non mais ñuy poser question nga maa ngi ñëw rek xam nga lu tax ma jàppe ko divertissement lu yéen rek laay waxal parce que li ñuy dénoncé ni di ko ñaawlu même ñi koy def dañuy divertir. nga ñëw rek tuuti tamit bu ñu laajee question. xamul tax bi yéen laay waxal ñi nga xam ne ñoom ñooy am taxawaay bu mel noonu laay waxal parce que ñun bu ñu amee objectif président nee na li ma bëgg mooy su ma fiy jógee Sénégal ku war a jàng di nga jàng bu ma fiy jógee Sénégal ku war a am courant di nga am courant ndox waxaale wuñ ko ak leneen ak yeneen du ñu nangu tey li nga xam ne moom la ñu Sénégalais yi wóoloo rafetlu liggéeyam ba falaat ko fii 2019 ñi accepté tey nit ñi di ñu entraîner dans des considérations de mandat de ay ambition ay agenda. léegi yéen ñi àndul ci taxawaay yooyu. nu ngeen ko fas yéene xeexee Sénégal nan ngeen ko fas yéene xeexee pour de façon concrète. ni ñu koy xeexee. Non xam nañ ko parce que Babacar ku ne xam na ni Alliance pour la République c'est un très grand parti. Et nous avons su nous déterminer jël position ci jamono yi nga xam ni moom moo ko laaj. question bu mu ci mën di doon amul benn bu ñuy moytu amul benn bu ñuy daw waaye nag wax day jooy ñun ko looy jooy mu ni dañ maa wax te wax ma jotul waxee ma fañ ma wërta waxee te ki ma war a wax waxuma luñ ci mën di doon mais ñu xam ne taxawaay yu mel ni aussi ñu xam ne gàllankoor parti bi fragiliser parti bi non ndaxte ay suspicion la indi mënu ko gàllankoor xam nga lu tax parce que ñun ñu yaakaaroon ni xañ na bu ñu leen xoyee wala ñu am lu ñu leen dugal ci seen bopp wala am lu ñu leen gëmloo ñooñu dañ leen di topp ñooñu lañ ko wax ñu taxaw ni carrément ni leen gëmuñu leen. mais Macky Sall bu dee fi toll na leen loolu Macky Sall lu mu ci ragal kenn li ñuy déglu muy président Macky Sall. léegi lu mu ciy ragal ba du jël responsabilité mi tam xam nga laam-laamee geeg jiñante bi lu tax du jël responsabilité bu dee toll na noonu. yamut ak ñun xaw ma yëg na xaw ma yëgul xam naa it nag ni président moom ku mën a muñ la te nit ku patient la ci lépp lu mën a doon waaye ñun li nga xam ne moo ñu war en tant que militant en tant que jeune mooy ñu alerter gis ni am na luy ñuul ci soow mi
te luy ñuul ci soow nag da nga koy soppi sànni bu fekkee bëgg nga koo jëfandikoo loolu rek moom moo fi am. ñi complot ñi ngeen ni bokk ñoom ñooy complot ñoom fu ñu cosaanoo Dakar wala ci biir réew mi. xaw ma fu ñu cosaanoo Babacar li nga bëgg ma wax ko du ma ko wax du ma lañ diw la wala diw la wala diw la. mais waaye ñi koy def xam nañ seen bopp te it xam nañ li ñuy def waaye li wér te wóor mooy benn parti moom mënta am ci biir parti Alliance pour la République luñ ci mën di doon nit ñi dañuy mën a toog xaar ba waxtaane ko jot ñu waxtaane ko ku mënul loolu nag nga def ni Macky Sall defoon teel a jël say responsabilité delloo mandat yi nga amoon yëpp sous la bannière du parti démocratique sénégalais. loolu la lay laaj lu tax Macky du ko nangul boppam itam. loolu non bañalu ko kenn waaye nag dafa am loo xam si du xorma ñaaw na war lay nuróol yiwul boo nekkee ci groupe boo xam si dañ ni cap bi lii la objectif bi lii la dañoo bëgg réussir ay accès universel li toll ci juróom dañoo bëgg à travers ay initiative nationale li nga xam ni jotoon nañ ko def ñu consolider ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen liggéey c'est le temps de l'action ce n'est pas le temps de la manœuvre ak des combinaisons loolu moom moo fi nekk comme ni nga ko waxee président xam ko yaakaar naa du xaar ngeen naan ko defal lii parce que gis nañ ci ay nit ñoo xam ne mandat rek la ñu wax ñu dàq leen bu jël responsable dàq leen Alaaji Ndiogu du leen ci xam li Ndiogu di wax dëgg li def ak Moustapha Diakhaté ndax du ko def ak ñeneen maa ngi ñëw xanaa Moustapha Diakhaté moom mooy neex bi non Moustapha moom daa nekkul ci ñeneen gis nañ Sori Kaba ak ñeneen ñu ngi dàq ndax wax ñetteelu mandat ak ñeneen ñuy wut sa nguur ku fi wax waxu sabotage xiir gi da lay dal comme ni ko gone yi wax dafa am loo xam si guitare ak wokkutu mënta ànd ku fi def lu jar ñu def jaarale la fi ñu jaarale Moustapha Diakhaté ak Sori Kaba ak keneen ñu jaarale la foofu. Amadou Ba dafa bëgg wutu Macky Sall. wóoruma bu ko bëggee wutu daal kenn terewu ko am ci réew mi la dëkk. na dem def li Macky Sall defoon mais li ñuy bañ daal mooy ku ne ci biir. wax feeñ ku ne ci biir dama ni ku mel ku moom ak ñeneen ñi nga xam ni ñoo mel ni moom laa yemale. dama ni ku ci bëgg a wutu Macky Sall kenn mënu la koo tere ndax l'ambition est le moteur de la vie humaine waaye am na loo xam si kenn du ko nangu ku koy wut daal na nga dem nga wutee ko ci biti waaye wut ko wala nga waxtaane ko wala nga poser débat bi te jotul loolu duñ ko accepter loolu daal na ko ñëpp xam. loolu laa ci mën a. ñu jeexale 10 secondes ak coow li fi jóg fan yéen ne dañuy changer ni ñuy tànnee maire Dakar kenn dootu ko fal décret lañ koy def coow li jóg waaye yéen kilifa yenn ci yéen tàmbali nañoo mel ni luy analyser ci wax ji naan loola buñ ko defee démocratie bi de dellu ginnaaw. kon na ngeen doon tester rek. mais Babacar kuy en arrière da ngay avancer xam nga mbir mi nañ ko tegaat ki ko proposé muy présidente Aminata Mbengue Ndiaye. kuréel gi ñu ko dénk proposé organisation territoriale la yore kon bu ñëwee dans un contexte de dialogue national mu wax lu mel noonu xel nanguwul muy wax loolu amul ko ndigal lu Macky Sall waxtaani ci suñu parti nekkul loo xam si dañ ko waxtaani ci suñu coalition mais li wér te wóor mooy am na fu mu am donc c'est une question comme toutes les autres ndax am na ñoo xam ne bi ñu demee dialogue bi leneen lañ fa yóbbaale fu keneen amee xalaat bu ñu ko jot ji mayoon ma wax la ni lu tax man ma jàpp ni war nes na koo mën a càmbar parce que tey acte 3 de la décentralisation dafa conférer ay pouvoir yi mu joxe ñëpp ñooy am commune de plein exercice moo am fépp ci Sénégal y compris les 19 de la région de Dakar. Bara Ndiaye département de Dakar plus. maire Mewane amuñ jotu wax Mewane ak tawat yi ndax ne ngeen ñu fay deqi suuf di fa jëli alal te communes yi duñ ci gis seen bopp. yàgg ngeen ko jàmbat jërëjëf. yaa jiite itam maison de la presse jaajëfalaat Ndiogou Diène jaa ngeen jëf mbokk yi yéen doog jàmm ba ëllëg ci 6 heures du matin.